Yarmay lenge njulo manjay, yarmay lenge njulo manjay, yarmay lenge njulo manjay. Nawo wori ndomba, nawo wori ndomba. Joklen ñunna wori ndomba. léegi bi may raxasu yu Adja yónni moo ma defal ndox ma raxasu su ma raxasoo ba noppi mën naa jël sama torchon fompeeku mën naa jël mouchoir fompeeku waaye wóoru ma ndax sama torchon bi may jël set na wala setul li gën a wóor mooy paquet mouchoir bi ma yor maa ko daaj jël sama bopp te xam naa ne dara new si waaye su ma amul mouchoir tim am na position bu ma war a tooge ba samay loxo waw mooy dama war a taxawal samay loxo nii li tax mooy ne microbe bi su fekkee am na fi ma laalul saabu su ma wàccee samay loxo microbe bi mën na wàccaat mbon fi ma laaloon saabu dootul am njariñ bu boobaa nag awma mouchoir nii laa war a def ba mu wow su dul loolu ma jël sama mouchoir xam nga kii moom ma jox mouchoir bi est-ce que mouchoir bi ak moom am nañ contact bala déet kenn xamul mu boobaa nag ma rafet njort ne maa jëlal sama bopp mouchoir bi fiñ ko teg ma fomp samay loxo ba mu wow su ma fompee ba mu wow nag ma xam ne fi mu nekk waw na lii si poubelle ba laa ko war a sànni ndax kenn xamul waaye comme poubelle bi jegew ma dugal ko si biir ndox mi ma raxasu mu ànd ak moom léegi nag bu boobaa samay loxo waw na pare naa dama war a jël nag gel bi may jël tegal gel bi may jël kenn newu fi mu ngi mel ni man su may defar te kii nekku fi bu boobaa maa fi teg gel bi xam naa ne bi ma koy laal am na lu si am ma def nii ma laalal sama bopp gel bi ma laalalee sama bopp gel diggante yeeg yëpp defaraat naa ko laalaat ba si kaw yëpp désinfecté naa fépp fenn amatul nag virus boo xam ne mën na ma indil problème waaye si sama ñaaw njort si biteel bi damay laal biteel bi ndax xaw ma ndax biteel bi am na lu fa nekkoon wala nekk bu boobaa ma jël sama masque su ma jëlee sama masque nag pour takk ko fekk diw naa sama loxo gel ma dajji sama paquet su ma dajjee sama paquet nag yor sama masque bu boobaa aw ma sañ-sañ jàpp fii wala fii bu boobaa fii laa am sañ-sañ jàpp si ñaari ko élastique yi def si sama nopp jël beneen bi def si li waral loolu mooy ne mën naa raxasu ba set laal gel jël samay masque takk ma di wëlbatiku laal chaise bi nii microbe bi mën na fa ne fekk defoon naa la may def ba mu wow ma laal microbe bi laal masque bi nii takkaat ka bu boobaa microbe bi ma ñaari kii yi ma laal ni mën naa microbe bi mën a duggaat si virus bi mën a duggaat si man bu boobaa masque bi ma takk terewul ma am jàngoro ji ndax virus bi dafa laal si masque bi ma doog a ñëw su may waxtaan ni ma def nii warul nii si liggéey bi la bokk bu boobaa nee laa waroon a def man su may wax nee laa ko war a def su ma koy tekki nii laa war a def pour su ma paree nag su may takkaat du ma laal boor yi fii laay laalaat dal di ko monté waat su ko fee fenn du am si jàngoro ji nga xamante ne loolu la ñuy bañ beneen bi mu nekk si li nga xamante ne mooy yi ma takkoon su fekkente ne takk naa ko ba war a changer di defaat pare dama war a laal gel nii dal di jëlaat samay takkaay laalaat ko si gel bi su fekkente ne jàngoro bi am na si takkaay yi ma takkoon bu boobaa jàngoro jooju gel bi ma laalaat dina tax mu dee waaye des na benn bi mooy su may dugg si sama kër raxasu bii warul nekk si wanag bi wala si biir waañ si buntu kër bi laa ko war a teg ndax kiy dugg si kër gi su fekkente ne mu ngi jàngoro bi laal na buntu kër bi laal na mur bi daf fay bàyyi jàngoro bi te bu boobaa su ma raxasoo ba génn tim su ma laalee buntu bi wala ma laal mur bi dinaa amaat jàngoro bi moo waral raxasu bi si buntu kër yi lañ koy teg waaye beneen bi gën a neex mooy ne su fekkente ne yooyu yëpp am na sànq jaata wax na leen tànk yi mën na am jàngoro bi wala dàll yi ñuy sol bu boobaa serpillière laay jël def si ndoxu eau de javel bàcce ko serpillière bi teg si buntu kër bi pose pied mu nga fa waaye serpillière bi laay def ndoxu eau de javel bi bàcce ko su may dugg si kër gi fompa samay tànk si serpillière bi su ma paree teg si pose pied bi dal di dugg si kër gi kii dugg du indi jàngoro buy génne it du génnax jàngoro te ku dugg si kër gi ñu wax la loolu yàlla mën nañu defal sutura ba jàngoro ji du law ni mu war a lawe te jàngoro ji dañ fi moo fi war alerte boobu
arrêté ko ba mu dañ fi si loolu lañ toll loolu moom li nga xamante ne mooy liñ ma sante woon ma war ko man def si bagage yi wasalaam ngeen baal ma. waa Ndëngaac di nuyu waa Mbengeen di nuyu waa Laayeen di nuyu tamit waa Daagu Daan di wax ne xëy na ñu bëri xamuñu fi waaye man maay superviseur bi nga xamante ne suba maa war a ànd ak yéen ci terrain bi pour ñu def sensibilisation yi ba ci distribution bi tey nag dañ leen li ngeen gis ni formation la par rapport ak parce que ay nit ñu war a dem ci terrain bi dañu war a am ay jumtukaay moo tax ñu ne dañ leen ci dajale ñu former leen ndax feebar bi nga xamante ne mooy feebaru kii bi ci mbas mi nga xamante ne moo wàcc ci àdduna bi yëpp ak ci réew mi plus particulièrement suñu gox bi nga xamante moo ñu intéressé muy Yoff kii taxaw nii nag ñoom suñuy partenaire lañu ñoom ñooy waa plan international ñu liggéey ak waa EMAD di ngeen gis seen logo yooyu ñoom ñoo nekk nii ñi projet bi su amee ginnaaw yàlla ak yonent bi ñoom la parce que ñu jël seen xaalis génne ko jox ko waa EMAD ne dem leen ci gox yi ngeen jàppale leen kon ñoom bu ñu ñëwee fii dañu leen jox ay kàddu pour que ñu mun ci sànni mën a wax ak yéen te ñoom di leen gën a soxal ci projet yi mooy ndaw ñi moo tax soo xoolee ci liste yi ndaw ñi la ñu gën a wax ne dañ leen boole ci yëf yi ndax ñoom dañoo bëgg di jàppale ci ndaw ñi ci lépp moo tax au delà ci affaire feebaru kii bi ci mbas mi am na yeneen projet yoo xamante ne xëy na dans l'avenir mën ngeen ko liggéey ak ñoom moo tax ñoom seen présence fii dafa am solo trop ma bëgg nag yàlla su defee moom mu jël ki ci kàddu dina waxtaan ak yéen waxtaan nag mooy échange maanaam mooy partage moom su waxee dina am ay question ngeen tontu ko ci question yéen tamit lu ngeen bëgg pour tamit seen quartier pour suba ay projet si loolu lépp ngeen waxtaan seeg moom parce que nit booy dem je crois si yàlla dajanteeg rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam jàpp naa ne mën nga yem foofu kon ñoom ñoo nekk nii gaa yi ngi nii kon ngeen fexe ba waxtaan ak moom si lépp loo xamante ne soxla ngeen ko pour suba seen quartier ngi tudd Baba moom mooy suñu kilifa lépp lu jëm si projet bi tamit si plan moom moo ko yor donc kilifa la ci foofu mu nekk pare mi kilifa la si ñun parce que moom mooy suñu kilifa dégg nga ma bëgg nag ngeen waxtaan ak moom jërë ngeen jëf donc Baba xaaral ma bàyyi la. mu koy sonal mu koy teg liggéeyu kër bi yëpp bëgg a noppal ko parce que mbas mi am na temps libre parce que nga di ko liggéeyloo man su ma ñëwee temps décembre duma ko wan ne yow kii da nga koy liggéeyloo li nga koy liggéeyloo nii dafa metti waru ko def te moo jur doomam dafa am beneen manière de communication booy def ak moom parce que dañ koy fàttali ne après mbas mi la vie continue xale yi dañuy war a delluwaat seen activité ku nekk war a reprendre ak sa vie léegi bu fekkee ne yow ki énergie bi mu jot a am fii da nga koy puiser yëpp da nga koy jeexal non seulement bu reprendre études yi xelam du dal yow si kër gi li nga koy amaana ba li nga koy sant nii du si jëlee benn leçon parce que moom day yaakaar ne yow da nga ko piéger après day dem fee bu génnee te benn laps de temps bi muy génn si biti rek toj na réew mi danaa xaar sama temps libre bi ma toj ko léegi man damay wula rappeler rek ñun suñu rôle mooy bu ñu waree dem di sensibiliser bu ñu accuser parents yi naa leen da ngeen di def doom bi nangam wala nangam na leen di fàttali rek ñu reveniraat si seen rôle ñoom mooy yar xale yi protéger leen surtout parce que sa doom bu fekkee ne yow yaa ko jur li nga ko wax war na ko war a mën a def bul génne xale yi ndaw sax boo léegi boo waxee dañ naan laan corona mi ngi si mbedd mi de parce que def nañ ko seen bopp ba bu ñu génnee sax gis kenn rek dawaat parents yi laa bëgg ñuy reveniraat ne ñoom seen rôle principal mooy yar seen doom yi protéger leen te buñ koy fàtte chaque jour nañ leen koy rappeler seen devoir la ñun loolu rek la ñu am di loolu laa si doon contribuer daal. Merci beaucoup ce témoignage vraiment rafet na quoi vraiment c'est un bon témoignage en termes d'approche et de stratégie de communication donc yéen boo leen dem di waxtaan ak parents yi il faut ngeen jox leen seen cër respecter leen dégg ngeen c'est vrai que fii doo leen ay relais communautaire ñu si bëri mais booy dem di waxtaan dafa am nooy jaar pour waxtaan ak nit ki pour convaincre ko surtout da ngeen di privilégier lu ñuy wax déglu ba pare respecter nit ki dégg ngeen jéem pousser nit ki moom si boppam mu découvrir li nga xam ne baaxul mooy les conséquences négatives là jeexital yi nga xam ne mën na ko am si xale bi kenn waxul ne xale bu jigéen bi du liggéey parce que xale bi ni mu waree liggéey si kër gi normalement xale bu góor bi tamit dafa war a liggéey daf ko war a jàppale mais tey xale bi bu yeewoo tey
ku jigéen ki bu yeewoo liggéey gi moom mooy fóot mooy bale mooy togg mooy dem marché ah xale bu góor gi moom bu yeewoo lu ñu koy def lu muy def laaj ci ndékkeem taal télé bi nekk ci portable wala dem football yi donc déjà dafa am benn déséquilibre di ngeen wax ne peut-être suñu société bi noonu la bindoo mais léegi dafa am changement yu bëri yi nga xam ne dafa am na góor yi nga xam ne defe naa peut-être ñi ngi fii duñu wax ne duñu liggéey seen kër duñu jàppale seen yaay wala duñu jàppale seen pap donc li nga xam ne peut-être yow boo demee extérieur wala bitim réew da nga koy defal sa bopp tey bu la nee nga def ko fii sa kër nga ne doo ko ñeme def wala da nga rus pour def ko donc ñun ci changement de mentalité boobu ni ñu bëgg mu am dama xamul ndax soxna si dafa am lu mu ci bëggoon yokk wala déet en terme de fréquentation de service xam nga fu mu nekk nii les adolescentes am na ay services yi nga xam ne da nga koy soxla seen wàllu yaram te tey xam na ne Covid bi am na conséquences yu mu am est-ce que mën nga tamit dellu si loolu wax nañu peut-être yan pexe yi nga xam ne tey xale yi bu ñu soxlee pour dem si services yi surtout les services relatifs à la santé des adolescents yan pexe di mun def pour accéder à ces services mën nga présenter waat. asalaamaaleykum man Adja Ndeye Samb Laye laa tudd dëkk Yoff Laayeen nekk bàjjenu gox maa ngi wanewaat sama bopp. question yi mu laajte nag man li ma ci xalaat mooy li soxna see wax sànq bu fekkente ne ñun dañuy yebal ñu dem ci quartier yi pour def sensibilisation bi ci jëkk mooy ñun ci suñu bopp suñu comportement ak suñu colin dafay bokk ci li nga xamante ne dafa bokk ci wax ji parce que di dem ci kër goo xamante ne xamoo koo fay fekk walla xamoo naka la bien que ci quartier bi nga dëkk mais man nga fa fekk kilifa goo xamante ne ci biir kër gi dina am nu mu fa toogee ñun am na nu ñu war a mel muy benn ñaareel bi mu nekk ci koo xamante ne man xam naa ne Pape Malick xam naa jikkoom xam naa ni mu mel man su ma ñëwee ci kër googu di sensibiliser damay bëgg Pape Malick fekk li may wax ay waajuram fekk bu boobaa question réponse laay indi xam naa defu Pape Malick moom laay poser question yi nga xamante ne mooy defoom en tant que jeune bu boobaa Pape Malick dina ma tontu ci question yi ma koy laaj ma noté su ma paree nag ci question réponse bi ak waajuram ak ñi ci kër gi bu boobaa nag ma indi sama xalaat naka laay indee damay wax ne ñun dañu nekk ci benn programme ginnaaw bi ñu présenté woo dañu nekk ci benn programme boo xamante ne dafay liggéey ci wàllu xale yi njàng mi dafay bokk ci xale yi éducation xale yi daf ciy bokk santé daf ciy bokk lii daf ciy bokk lii daf ciy bokk lii daf ciy bokk bu boobaa loolu nga xamante ne foofu laa bëgg xale bi change am comportement bu mu changé bu boobaa thème yooyu yëpp ma wax ne loolu dafa bokk ci li nga xamante ni moo ñu tax a jóg parce que après Covid bii loolu la nit ñi xalaatatuñu Covid ndax xam nañ ni mu demee waaye après Covid bi changement lañ bëgg ci àdduna bi comportement xale yi gën a changé ñun yooyu nañ mbuus ñun mag ñi waaye xale yi lañ bëgg ñu changé seen doxalin bu boobaa Pape Malick li mu may tontu ak waajuram dinaa xam fan laa bëgg a indiwaat nag Pape Malick bu boobaa nag ma indi mandarga yooyu nga xamante ne mooy li nu bëgg ci xale yi bu boobaa nag ma indi xalaat bi xale dafa war a mel ni xale dafa war a def ni xale dafa war a def ni nii la waajur waree toogee ak doomam ni parce que yaay ak papa bu ñu melul melokaan wi ñu taamu seen doom dafay am échec te nag xale boobu mën nañ ko indil nag échec boobu ba ñu yegg ci moom ci comportement bi muy amante ak nit ñi nga xam ne ñoo ko bëgg a soppi bu boobaa mën na am changement bu am solo bi ñu bëgg ci moom bu boobaa nag Pape Malick ci toogaayam ak waxinam Pape dina ma ne tante li nga ma wax xam naa ne lu neex a dégg la dina am changement bi ëllëg nag nga tegal ko ci ne ëllëg su fekkente ne am nga lu la tës ci liñ doon def woo ma téléphone mbaa nga woolu ma ñëw fekk la ci seen kër dinaa am courage bu day ne am jot foo ma woo ma fekk la fa en tant que xale ngir lañ taamu ci yow ak lañ sa bëgg dinañ ko ci am di nga gis jigéen joo xamante ne mu ngi ci biir këram yor ay doomam bu xëyee am na tal leneen danaan taluma leen dafa am lu may lijjanti ji maay defal sama bopp maay def ni te ku fii tiitaroo maay defal sama bopp nag yàq nga ko ndax àddina bi ñëppay defal seen bopp muy góor ñi di jigéen ñi te toujours damay dal ci kaw jigéen ñi ne leen fu ñu waxe ngeen na maay def li maay def li maay def li wana ana góor gi la jëli ana góor gi la teg këram ana kiy fay courant ana kiy fay ndox ana dund bi ana feebar ana leneen loolu yépp su fekkente ne am na ci bagage yooyu yow jigéen loo ci dolli sa bénéfice la en tant que jigéen moom ñun jigéen ñi nañuy moytu maay def lii maay def lii maay def lii góor ku jigéen ku ko yor ku góor ñépp xam nañ góor lan la war ci jigéen waaye nag yàlla dafa def nag jikko yi ak bagage yi tolloowuñu ndax man en tant que jigéen
su ma nekkee sama borom ko ëpp ko situation benn bi ëpp ko moyen loolu la yàlla dogal ci sama diggante ak moom maa yor samay doom wala keneen yor leen loolu la yàlla dogal mais ñun jigéen ñi ñoo war di bu ñu xëyee bu nu góor ñi mayee liberté dem ñun bu ñu ñëwee nañu tiitaroo ne lii la bu boobaa jàmm rek fay xew te say doom nag tant que ñu ngi gis lu mel noonu ci yow bu boobaa am na melokaan wu ñuy nekkee ak seen papa seen yaay ci biir kër gi am nañ na ñu nekk tim ci biti ngir bu ëllëgee ñu ne diw mooy samay waajur diw mooy sama papa moom rus naa def loo xamante ne dañ naan kii doomi diw la kii doomi diw bon ñun li ñu war ci jamono ji ñu toll mooy changement de comportement la ñu bëgg ci xale yi bu ëllëgee lépp lu ñu mënoon a def njariñ liy ñëwaat ci bagage yi nga xamante ne mooy EMAD ñu am ci njuréef loo xamante ne bu ëllëgee ñëpp dinañ xam ne EMAD yéex naa dugg ci dëkk bi ngir sans comportement yi mu fi changé. qu'on attend man li ma gis ay réaction jeunes la gisuma ay mag des jeunes qui disent que à leur propre jeune ah vraiment lii c'est pas bien li ñu def démb c'est pas bien donc c'est ça qu'on attend de vous bi leen xeeb yow position bi nga am sa kër position bi nga am sa gox démb yow bu nekkee yow rafetloo ko dénoncé ko sa biir kër ñi nga dëkkal dénoncé ko sa koñ dénoncé ko ci réseaux sociaux bi nga am espace bi nga am gis nga noo koy defee keneen di ko def noonu ni ñu conscientiser ñeneen ñi mais bu nekkee yéen da ngeen ko seetaan ànd ci nee c'est normal après ñeneen ñi dañuy normal affaire bi suba tey mën na gën a takkarnaase. dalal xelu docteur parce que ñi nga fi nga xamante ne fi la ñu ñëw EMAD daf fi am ay reen yu dëgër ñu yàgg fi yëngu yàgg fi def activité mu nekk itam dëkku cosaan dëkk ba nga xamante ne seen lépp ci communauté lañ ko teg lépp dañ koy pencoo lépp dañ koy waxtaane mu am ay bàjjenu gox ay relais communautaire ay ndaw góor jigéen yu engagé vraiment te engagement boobu ñun am nañ ci firnde bu leer moo tax tiituñu ci mais dimension communautaire traditionnelle village bi moo waral ñun ñu tiit par rapport ak feebar bii ndax suñu aada ak suñu cosaan daf ñu ne dee leen nuyoo dee leen saafonte dee leen duggante dee leen waxtaan dee leen joxante loxo loolu mooy aada bi loolu mooy cosaan mais suñu jékki-jékkee ci àddina bii ñu bokk feebar dugg fi loolu ñu ne mooy tax nit ñi doon benn dajaloo te loolu moo baax ñu ne feebar bi da koy bañ dafay xaw a doy waar bu leen nuyoo bu leen saafonte bu leen jegeyoo ñu tëj juma tëj église dafa doy waar ba commencé sax moyen de transport yeex commerce bi ñu ne danger la école bi danger la donc cet adversaire là qui est nouveau vraiment gan gu doy waar la moo tax ñu ne Yoff puisque garabam reenam ci aada yooyu la sampu nañ fa dem ubbi waxtaan rawatina nag li Baba souligné léegi mooy ministre de la santé fii la dëkk te moom mooy maire bi donc fii suñu xel mën nañ fi dal xam naa ne suñu waxtaanee ci message yi liggéey bi dina àgg te résultat yi dina baax deuxième ponk bi ma bëggoon aborder foofu laa jeexalee mooy dañuy vivre situation de crise à l'échelle planétaire à l'échelle mondiale crise nag su amee jiwu yi nga xamante ne mooy jiwu askan bi dañ ko war gën a toppatoo su crise amee dañuy protéger sàq yi les greniers jiwu nag bi gën a importance ci communauté humaine mooy xaleel jiwu bi gën a importance ci communauté humaine mooy xale bu góor ak bu jigéen moo tax bi ñuy def cérémonie lancement bi le message du directeur de plan am importance mu ne crise majeure yi am ci humanité bi yëpp ëllëg dañ koy nettali mais ñan ñoo koy nettali tey man maa ngi nettali sama maam ak sama baay jëfam ak jalooreem tey jii ñun ñoo taxawaayu baay ak maam ñuy oo xale yi ci liggéey bii ñuy liggéey ñu ànd ceex ñun parce que ñoom ëllëg ñoo koy nettali te retour d'expérience bi humanité bi war a am ba lu mel nii dootul amati ñoom ñoo koy taataan ñoom ñoo koy dajale foofu la importance su xale yi nekk xale yooyu nag nañ leen jox seen cër bu man sëkk ci mbir mi puisque ñoom dañu nekk aussi seen danger situation de danger de précarité bi ñuy nekk crise saa su amee ci humanité bi rek ñoom ils sont plus menacés parce que papa day concentré wu ci leneen
yaay day concentré wu ci leneen dëkk bi autorité yi tey xoolal ñëpp dañu concentré wu ci corona ba fàtte sax yeneen problème yi fi nekkee nga xamante ne ñun ñu ngi commencé réfléchir ne su corona jeexee problème yooyu dina multiplier wu. Baba keroog bu ñu demee région médicale ñu ngi souligner que programme de vaccination yi actuellement dafa na sax vacciné tuñu les malades de la tuberculose toppatoo wuñu leen les malades yeneen malades yi fi nekk yi toppatoo wuñu leen bés bu corona bi jeexee nag ba pare ànd si nag nit ñi di daw hôpital faf hôpital ba ñu demoon daw leen fa ku am jàqare daw fa léegi ñun dañuy daw hôpital même si formation bi y a des zones où on nous a dit mbaadu ci hôpital ba la ñuy defee formation bi su dee hôpital ba la du ñu ñëw c'est grave donc jiw yooyu nañ leen toppatoo surtout en situation de précarité ñu laxasaayu nag def fulla ak fayda bañ a déglu te liggéey bi parce que suñu mbir la waruñu ko bàyyi ak état kese waruñu ko bàyyi ak ministère kese waruñu ko bàyyi ak collectivité locale ne ñëpp laxasaayu ku nekk nag nga jàpp ne man sama liggéey ci biir mbir mi mooy saafara bi moo tax li Baba wax ma d'accord ci bu ñu xeeb suñu 600 relais communautaires yi nekk Dakar su ko yàlla barkelee Ndey Sàmba su yàlla barkelee liggéey bi mën na am suñu soobu ci mbir mi ak suñu yéene bu rafet mën na sottal lépp mën na def tâche d'huile te déjà contact yi commencé na déjà à Grand Dakar deuxième adjoint maire bi taxaloo quartier kii Amath moom au démb dama sama quartier foog mu bokk le premier adjoint du maire de Kër Massar m'a appelé hier ne ma tey nañ daje ma ne ko noonu damay dem Yoff parce que ñoom tam ils sont prêts pour que foog ñu bokk ci mbir mi donc barkeel na la jeunesse chrétienne démb on naa la wax laa la ko ils m'ont contacté ne ma dañu bëgg a samedi ñu daje avec le curé de la cathédrale parce que ñoom aussi dañu bëgg a sóobu ci mbir mi yoon dama bëgg a Yoff nekk exemple bi Yoff nekk exemple bi luy saafara mbir mi taxawaayu Yoff wane ko ba kenn dootul dox ci tali Yoff yi gis ku takkul masque kenn du dégg ci rajo bi xew-xew ba nga xamante ne day taxal deru Yoff day yàq deru Yoff parce que nag ci fànn yëpp fii la ministre de la santé dëkk mais ci wàllu cosaan dañ ne ku ñu tagg sax ndakaaru cosaan te jugee woo Yoff bokkoo parce que Yoff mooy origine bi fii la ndakaaru juddoo fii la ndakaaru amee fii la ñu duggee sanc penc yi fii la ñu jugee samp feneen fii la maam Limaamu Laay defee appelam bi mais c'est important donc ce capital et ce patrimoine là de fierté de ténacité d'engagement de volontariat vraiment na Yoff joxe exemple bi te gëm naa ne mën nañ ko. asalaamaaleykum ñu ngi leen nuyu di leen ziar yéen ñi nga xam ne yéen a suivre seen chaîne YouTube bu Reubeuss TV mën nañ actuellement Sénégal yëpp ñu ngi koy suivre àddina yëpp ñu ngi koy suivre annoncé woon nañ leen ko nag EMAD ak plan international dañoo taxaw lëkkaloo pour xeex Covid 19 bi xam ngeen ne du xeexu gouvernement kese ñëpp ci war a jàpp ndax bataille la ñëpp ci war a jàpp ñoom nag formé nañu ay jeunes wàcc ci terrain bi sensibiliser nit ñi mën nañ ne ñi ci ëpp ay jigéen lañu tey ñu ngi nii taxaw ak ñoom war a waxtaan ak ñoom soxna si maa ngi lay zo. maa ngi lay fay man maa ngi tudd Roxey Ñing dëkk Yoff Daagu Daan di relais communautaire waaw di moniteur di encadreur tamit ci gox bi waaw. tey li EMAD def ak plan international noo ko gisee. kontaan nañ ci c'était intéressant naam amoon nañu benn aperçu ci maladie bi ak ni muy contaminé woo mais dañoo gën a leeral ci formation bi tey gën nañ ci am gis-gis bu gën a yaatu te gën a engagé wu yokk nañu engagement ci gën a protéger xale yi parce que xale dañ naan xale mooy ndaw mooy avenir bi. EMAD ak plan ni ñu initier affaire bi concentrer affaire bi ci xale yi ñun dañoo gën a yokk jom. parce que bu fekkoon dañ doon liggéey ci xale gën nañu xam li ñu gën a war ne ñun ñii lañ war a gën a protéger te yaakaar naa ne bu ñu demee ci sensibilisation bi def suñu liggéey bu ñu paree ci Covid bi jikko yi dina gën a changer nit ñi dinañ am beneen vision ci àddina gën a yaraat suñu bopp ndax ku nekk mën nga yaraat sa bopp muy mag muy ndaw mais ñun ñuy jàpp ci xale yi rek pour mu jëm sa kanam waaw. merci beaucoup damay ñëw ci xale bu jigéen bi taxaw ni man li ma lay laaj mooy yeneen jeunes yi nekk ci biti nga xam ne tey nekk ñu fi. yow ban message nga leen di lancer. xanaa may ñaax ku si nekk rek mu toogaat si këram gën a protéger wu gën a respecter mesures yi état bi joxe loolu laa amoon si lu ma leen di wax. léegi fu mu toll nii tey yan mesure nga yaakaar ne su ko jeunesse bi jëlee feebar bi dina fi jóge. yan mesure
ku nekk bu gën a respecté mesures yi ñu teg ku nekk toog sa kër respecté ko di takk masque balaa ngay génn nga protégé wu yaakaar naa ne feebar bi dina fi gaaw a jóge incha allah. sëñ bi ziar na la. delloo ziar sëñ bi. man yow li mu lay laaj mooy gis nañ fi démb ay jeunes taxaw génn di xeex ndax couvre-feu bi tey yow tey en tant que jeune ban message ngay lancé jeunes yooyu noonu tey. bon pour jeunes yi nga xamante ne dañuy wàcc ci mbedd mi di def naka sunu noonu ñooñu dama jàpp ne ils sont inconscients parce que yenn yi ku conscient du ko def parce que feebar bi moo ngi fi ñu ngi tere yenn mobilisation yi nit ñi dajaloo et puis ñoom ñu ngi dajaloo di sànni ay xeer di yàq bien yi loolu xam nga c'est pas normal aussi ñooñu inconscient la ñu gën a ñu leen di wax ne ñu gën a conscient ñun nag ñu ngi ñëw comme ay jeunes lañ jeunes yi ñu ngi sensibiliser yeneen jeunes yi ñoo ngi yàq di leen ñaax daal ñu bàyyi li nga xamante ni moom la ñu def xam ne feebar bi laps de temps la rek ñu gérer ko mu jeex 2 mois 3 mois mu jeex incha allah. waaw man moom sama kàddu du ci sori damay bàyyi Baba ñu nekk responsable Covid bu plan international mu lancé message yi damay remercier rek waa Yoff ni ñu taxawee tey jël à bras le corps cette formation là seen engagement feeñ ci seen i kàddu ñu leen di gën a ñaax di leen wax ne liggéey bi suñu warugar la ñun askan bi yëpp di remercier aussi waa Wakaam ñi nga xamante ne ñoo ko tàmbali démb ñoom aussi def séance de formation yu am solo 7 quartiers yi ñu fa ciblé yëpp def nañu seen formation ba pare tey sax la ñuy def benn réunion technique pour xool stratégique naka la ñuy wàccee ci terrain bi pour commencer rencontrer ménages yi donc di remercier waa Reubeuss TV aussi pour seen engagement parce que lii mënoon na leen ci bañ a fekk mais vraiment ngeen décider ne yéen vous êtes une télévision citoyenne et que liggéey bii EMAD ak Plan engagé yëg ngeen de yéen seen liggéey la te yéen a ngi ci woon laata ñuy jug ngeen ne da ngeen di ñëw bokk ak ñun tool bi vraiment amuñu seen gërëm amuñu seen fay ñu ngi leen di remercier di leen xamal ne liggéeyalawulu leen EMAD liggéeyu leen Plan Sénégal ngeen di liggéeyal askan wi ngeen di liggéeyal àddina ngeen di liggéeyal parce que mbir mi képp ku ci dugal sa loxo def si sa ñaq ne la wóor ne àddina ngay liggéeyal te di nga ci am sa bopp mooy sa mucc njaboot sa mucc askan mais di nga ci am sa borom di nga ci am ngërëmam ndax yàlla moo ne ku feebar fajul nit ki moom mooy xalifatullaahi fil ardi te taxawaayam mooy sas bi ko yàlla sas mu war ko liggéey fii ci kaw suuf daf ko war liggéey te loolu jaamu yàlla la donc ñun ñëpp ñu ngi si jaamu yàlla yàlla barkeel ko barkeel liggéey bii ba liy saafara corona jógee ci liggéey bii yàlla mën na ko def vraiment merci Reubeuss TV merci à tous les acteurs qui sont engagés avec nous def naa message bi nag dama koy bàyyi ak Baba parce que lui c'est un technicien très généreux très engagé et projet bi suñ ci accès fii ba tàmbali liggéey bi mun naa ne yàlla moom la su doon ñun rek xëy na dina manqué wante def ci dugg moom tam soobu si ba jeex tàkk ñu koy remercier en passant vraiment merci Baba merci à toute l'équipe cadre de Plan International jërëjëf. waaw merci beaucoup monsieur Abdou Khadre Gaye yaakaar naa ni moom ci boppam engagement am du tey la ko commencé programme yu bëri tegoon na ko démb ak barki démb ngir jàppale askanu Sénégal ak ñeneen ak ñeneen yaakaar naa ne moom duñ ko suñ ko bëggee remercier fii duñ fi jógee jeunesse bi yëpp kontaan nañ ci moom merci beaucoup monsieur Gaye damay jox na kàddu gi monsieur Sy. merci maa ngi remercier Abdou Khadre si kàddu yi mu wax. di rafetlu jotaay bi tey dañoo ñëwoon rek pour nemmeeku tàggat bi nga xam ne dañ ko tàggat ndaw yi ñi nga xam ne dañ leen jël mobiliser leen pour xeex mbas mi si wàllu projet bi ñu wax projet 3A muy aaru donc projet bi mën nañu wax deuxième phase bu intervention plan la si nit ñi doonoo lëkkaloog gouvernement du Sénégal pour jàppale leen ñu xeex mbas mi. dans un premier temps dañoo jàppale woon système de santé bi si wàllu ay jumtuwaay yi nga xam ne dañ koy soxla ñu tàggat tamit ay ndaw pour ñu dugal si kër gi maintenant comme projet comme fu mu nekk nii mbas mi dafay def vraiment ay jeexital yu doy waar fii si région de Dakar ñi ngi wax ne boo jëlee ñetti cas tey yu am ñaari cas yi fii la si région de Dakar mooy épicentre vraiment de la pandémie donc dafa laaj ñu jóg gën a mobiliser wu encore parce que ñi ñaa ngi mobiliser wu mais gën a mobiliser wu mais comme léegi ministère ñëpp wax nañu léegi
bataille bi bu ñu ko naree gagné contre mbas bi ça va être au niveau communautaire bu ñu waxee communautaire mooy gox-goxaan yi ça veut dire il faut ñu wàcc sur le terrain wàcc dans les quartiers dans les villages pour faire les activités de sensibilisation xool tamit activité de sensibilisation nu ngi koy defee est-ce que jàll na pour que message yi nit ñi mun ko capter pour mun a aussi mun a respecter les mesures barrières loolu moo waral tey cette formation dañuy tàggat ay leaders yu mag ay bàjjenu gox ay acteurs communautaires ay des jeunes filles leaders pour vraiment ñu xeex mbas mi. beneen bi tamit xam ngeen ko mooy su wàllu xeex mbas mi am na li nga xam ne dañ koy fàtte mooy li ñuy wax jeexital yi nga xam ne kenn bëgg ko parce que tey éducation bi doxatul xale yi dematuñu jàng école. tey santé bi tey c'est fragilisé kenn ñematul dem dispensaire wala hôpital pour faju instant bi vaccination xale yi sax dafa taxaw tokkantal yi dafa taxaw donc lépp li nga xam ne dañ ko doon def service pour la santé de la mère de l'enfant dafa taxaw ba pare xale yi dañuy nekk ci désœuvrement bi nga xam ne ay tentation la boo jëlee xale bu jigéen bi tey lan mooy occupation boo xoolee liggéey kër gi yëpp moom moo koy def c'est normal mais bu demee ba jéggi daaw mën na am ay jeexital yi nga xam ne du baax ci moom côté santé côté aussi état bi nga xam ne daf ko war a investir ci éducation loolu tamit il faut ñu waxtaan ak parents yi xool ci temps bi c'est vrai que xale yi jàngalu mais ndax ni ñu amee yeneen occupation ci biir kër gi yi nga xam ne dina leen indi jëriñ parce que ñoom ñooy magu réew mi ëllëg donc yooyu yëpp ay conséquences la xale yi tamit bu leen bàyyi ak seen bopp mën nañu bëgg a génn ñu teel leen maye parce que mën na ne tey man xale bi mën na ma ko téye teemakaa maye jëkkër mu dem teel a sëy nga xam ne du nekkati charge loolu yaa ngi débarrassé yaa ngi daw say responsabilité ñun dañ xalaat ne de parents yi mën nañu gën a toggaat gën a woowaat seen njaboot yi gën leen uuf gën leen protéger instant bi la xale yi gën a soxla protection gën a soxla ñi ànd ak ñoom gën a soxla ni yilif leen gën a soxla vraiment ñi jox leen ci ay voies ay comportements yi nga xam ne vraiment da leen di indil des conséquences positives man vraiment c'est le cri de cœur que j'avais surtout par rapport aux jeunes filles aux jeunes garçons ñi nga xam ne instant bi ci temps de Covid bi et ils sont particulièrement vraiment touchés par la pandémie. monsieur Sy gis nañ fi démb ay jeunes wàcc ci tali bi di xeex ndax couvre-feu ba am ñu ne ñàkk nañ seen bakkan te yaakaar naa ni doole ndaw xaj na feneen fu dul taxaw di sànnante xeer di toj ay ambulance yow ban message ngay lancé tey jeunesse bi. waaw man peut-être loo mun wax rek mais condamné ko xam ne da nga koy condamné kenn du ko rafetloo parce que li nga xam ne rafetul mais aussi dinañ jéem a comprendre lu tax lu war loolu comme li ma ko waxee léegi jeunes yi nga xam ne amuñu benn occupation dana toog tey génn ne couvre-feu bi na jeex tey couvre-feu bi bu nga ko lever mais jeunes yi lan mooy doon seen occupation bu nekkee du jàng ci période vacances yi ni nekk donc je pense que aussi loolu dañ koy analyser au fond parce que day refléter beneen affaire ça veut dire que ñi ngi dund ay frustration ñi ngi dund ay mettit tëju bi yàggu na mais loolu il faut ñu xam signal bi qu'est-ce que décortiquer ko signal bi pour xool yan mesures ni def en compte c'est vrai que depuis 2 mois oto yi mënuñ dem am na ay familles yu sonn am na ñi nga xam ne vraiment doona am ay jafe-jafe si wàllu nu ñu def ba yor seen kër mais yooyu yëpp gouvernement bi ñi nga xam ne ñoo fi fal ñi nga xam ne ñoom ñooy maire yi ak ñi nga xam ne ay services yi nga xam ne ñi ngi fii ak ONG yi nga xam ne ñi ngi fii au niveau local ñoom ñooy xool ñu ñu jàppale gouvernement bi pour mu jéem a saafara problème bi mais je pense pas que si bu ñu génnee si mbedd bi noonu ni saafara problème lépp waxtaan la ñu jéem a waxtaan ak del ak tey pour jéem a xool des solutions ensemble. merci beaucoup monsieur Sy fi nga daanee rek laay jël nañ toog ñu waxtaan ak dal ak tey yaakaar naa suñ ko defee ñun suñu bopp man d'accorduma sax mag yi tey di ñu wax sax que lii baaxul ñu jeunesse bi war nañu xalaat suñu bopp xalaat ne lii dafa ñaaw ñun waruñu taxaw ci mbedd di sànnante ay xeer di kaas nit am nga droit gis la nakari nga wax ko mais pas de cette façon bii dafa ñaaw dañu gis démb dafa ñaaw te yaakaar naa ni fu mu toll nii bataille la sooy amee ennemi ngeen koy xeex ak moom yaakaar naa nga war a joxante loxo yéen ñëpp ngeen jàpp ngeen xeex gouvernement bi ONG yi comme ONG EMAD plan international ku nekk muy teg stratégie pour xeex ko ñun jeunesse bi ñu leen war a jàppale ci loolu te façon bi bu mu fi amati ñu koy ñaan nag jeunesse sénégalais bi yàlla na fi jàmm sax te di nuyu aussi ñi nga xam ne ñooy kilifa Yoff yi fi ne di nuyu bu baax di leen sant di leen gërëm.